mbokk yi salaamaaleykum sunu kilifa yi fi teew tey ñuy sunuy waajur sunuy nijaay sunuy pàpp sunuy mag ñoom ñu nekk ay kilifa diine nekk ay imam ci dëkk bi ñuy aussi ay délégué de quartier yore gox-goxaat yi ci biir dëkk bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di leen balu àq di jéggal aussi ci yéex tàmbali bi bala ñoo démarrer rek dañ doon ñaan kenn ci sunu papa yi sunu nijaay yi sunu mag yi joxe ñaan ñu tàmbali waxtaan bi. subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. dañ koy tijji rek ñun ci suñu côté dañ koy tijji ndax solo ñun liñ ci gën a bëgg mooy déglu leen mais balaa boobu dina baax rek ci lu gàtt ñu indiquer li ñu xalaat ni yoon bi ñu xalaat ni fa lañ jëm ak li ñu bëgg a def. am nañ benn proposition bu ñu d'accord ci jóge ci yéen ñi nar a jël parole bu weesoo introduction bi may def dañ ñi ci wàllu imaam yi imaam Cheikh Tahir Fall dina jël parole imaam Mouhamadou Moustapha Dia dina jël parole le curé aussi Stanislas Diouf dina jël parole ci wàllu délégué de quartier yi représentant wu nord bi monsieur Bokar Soumaré dina jël parole ouest monsieur Babacar Ndiour dina jël parole ak est monsieur Mamadou Sall dina jël parole. loolu li ko jiitu nag dafa am rek benn message d'introduction bu may joxe ñun bi laata ñu ngi teg ci boppu dëkk bi dafa am lu ñuy wax ak waa dëkk bi jaarale ko ci man ma koy bamtu waa dëkk bi yéen ñi nekk samay kilifa du ñàkk yàgg ngeen ko dégg ci sama làmmiñ mu jaar ci yàgg nañu wax lu mat fukki at ak juróom benn ngi nii ñu naan jox leen ñu dëkk bi ñu ànd ak waa dëkk bi defar yàlla mi dara tawul de fexe yàlla mi dara dogal loolu am ajjuma bi passé loolu nag suñ koy dégg dara waralu ko lu dul yàlla moo def 2006 2005 ba léegi bi ñu créé vision ba léegi ñuy dugg ci dëkk bi di laaj baatu dëkk bi sunu borom def na 2009 ma nekk adjoint maire sunu borom def na aussi 2014 ma nekk conseil municipal 2022 mu def yóbbu ma ci boppu dëkk bi ñun nag ci li ñu mébét mooy xawma ban équipe wante ñun suñu équipe li waa dëkk bi xaar ci ñun mooy ñu jublu ci redresser dëkk bi ñun loolu lañ jàpp ne mooy demande bi jóge ci askan bi biñ ñu falee sax boobu ba léegi bés bu yàlla sàkk ñu fàttali ñu man mi jiitee dëkk jiite ville bi aussi bu ma ni bés bu yàlla sàkk mën naa am minute bu ne ñu bamtuwaat ma ne ma am nañ yaakaar ci yéen ndax lan li ñu nit ñi wax li ñu askan bi wax li agsi ci suñu nopp ndax profil bi parce que dañ jàpp ni yàlla joxuñu beneen xam-xam man benn xam-xam la ma jàll baaxee ndax yàlla def na ma nekk ingénieur polytechnicien donc génie civil tabax tali ak pom ak kër moo tax ma tàmbali fii sama carrière
ndax peut-être loolu am na ñu bari ñu ko xamul man sama carrière maa ngi ko tàmbalee waari bii 1988 kon ma ni yaakaar bi nit ñi am bokk na ci profil buñ ci yokkee nag environnement yokk ci urbanisme day tax yaakaar gën a fort yaakaar bi aussi dañu jàpp ni nit ñi dañu bëgg ñu indi rupture suñ koy wax ci wàllu Tëngéej xam naa dañu jàpp ñun nit ñi li ñu namm ci ñun ndax boo xoolee équipe bi ñu présenté sànq ñu bari mooy seen premier exercice comme conseil municipal man waxuma sax bureau municipal kon nit ñi mën nañ rafet njort ni war nañ dénk équipe boobu rupture nag boo ko ñun ci suñu dégg-dégg mooy dañ doon doxale nii ñu laaj ñu doxale neneen ndax yéen ñu ko gën a xam mën naa am sax yéen ñu ko gën a dund suñu dëkk sonn na suñu dëkk Tëngéej sonn na firnde bi gën a fës jamono yi dëkk bi jaxasoo goo xam ni laaj na ñu tegaat lu ne palaasam loolu dafay rek li gën a fës ci firnde yi ñaari ponk yépp a ngi ci benn bi mooy ndox mu salte mi jóge ci suñu kër benn bi mooy ndoxum taw ku ne Tëngéej wax loolu ku ne Tëngéej yenn saa yi wax insalubrité maanaam cet leneen li ci nit ñi gis mooy ràpp dëkk bi lu mu ràpp dem na ba ci am na yeneen défi dëkk bi am na yeneen défi ba ci cimetière yi dëkk bi am na yeneen défi ba ci ndaw yi seen nekkin tey dëkk bi am na yeneen défi ba ci jigéen ñi seen nekkin kenn mënul aussi fàtte ci défi yi mbirum paj ak mbirum éducation boo nee éducation nag da nga ciy boole éducation religieuse da nga ciy boole éducation classique formelle kon suñu dëkk Tëngéej melokaanam tolluwaayam li ko mandargaal mooy jafe-jafe yu bare tàmbalewul démb tàmbalewul bërki démb kon nag xel mën naa jàpp ni rëq-rëq yi yàgg na jafe-jafe yi yàgg na ci dëkk bi ku ci ne nag def nga ci li nga mën maire bu fi ñëw ànd ak équipe am ku ne def nga li nga mën am na nag yaakaar bu tegu suñu équipe bii ñuy ñaan yàlla rek yàlla bu yaakaar tas ñu ñaan yàlla ñu yàlla kattanal ba ñu mën a ànd ak waa dëkk bi ànd ak kilifay dëkk bi ànd ak doomu dëkk bi lañ ca mën ñu def ci le maximum ba dëkk bi redressé wu ñu def ci le maximum ak ndimbalu suñu borom ba li gën a metti ci dëkk bi yàlla may ñu kattan xel alal doole ba ñu saafara ci lu bari loolooy suñu yéene yàlla ko yàlla def dañu ubbi suñu loxo dañu ubbi suñu nopp dañu bëgg ànd ak yéen ci liggéey boobu ñu bëgg aussi ci yoon bi ñu jëm ñu ñaanal ñu bëgg aussi ci yoon bi ñu jëm ñu gindi ñu am na ci solo ñu bëgg aussi ci yoon bi ñu jëm ñu jàppoo jëm ci défi yi nga xam ni suñu dëkk dafa janook moom bu ñu jàppook yéen rek jàppook ñeneen ñi day gën a yomb bu ñu jàppook yéen jàppook ñeneen ñi dafa yomb loolu doon solo ndaje mi ànd nag bu naree am fu mu jaar ñu wax ñu déey ñu wan ñu nañu foog ni ànd bi bu amee si lay ëppal njariñ askan wi loolu doon message yu introduction bi ñu bëgg indi di jéggalu ci yéex a tàmbali di jéggalu ci guddaayu ndey bi di leen wax ni ñu ngi sant ñépp ñi fi teew di jéggalu li ngeen def déplacement bi ndax bu ñu mënoon def ñun déplacement bi dinañ ko def mais xam nañ ni ëpp la ñu leen ci dëkk bi gënuñu leen xam dëkk bi gënuñu leen bëgg dëkk bi looloo tax nag ñu ne nañu dajeeg yéen waxtaan ak yéen ci Tëngéej waxtaan ak yéen ci yoon bi ñu jël loolu mooy message yu introduction bi dañu
jóge ci yéen da ngeen ñu proposer ay intervenants yoo xam ni bu ñu waxee rek waxal nañ mbooloo nga fi teew sànq lim naa seen tur ak seen fonction dañuy ubbi ndaje mi ubbi waxtaan bi ñun li ñu war a def ñun fii mooy déglu moo ñu fi gën a indi jàng moo ñu fi gën a indi taataan moo ñu fi gën a indi kon yal na yàlla def lépp li fiy génn ci lu am njariñ ñu njariñoo ko dëkk bi jariñoo ko mu gindi ñu gindi dëkk bi mu bokk ci li nga xam ni bokk na ci li defar Tëngéej kon bu ñu d'accord ci loolu rek damay jox parole bi imam Cheikh Tahir Fall pour mu joxe kàddu bi maanaam mag bi maanaam du mag doomam ñaari yoon doom doo ko mag ci say at mag ko ci jamono comme que maa leen mag ci at maguma leen ci jamono kon su ma wéetatee dee leen ma digal di ma wax di ma junj ndax fa ngeen mën a yegg man si mënuma fa yegg te loolu mooy li wér kon monsieur le maire yaakaar gi nga xam am nañ ko ci yow di ko seenu ay ati at ñu gis xam-xam bi ci yow ak pas-pas bi kon ñun danañu waxtaan ak yow danañu la gunge dañ la jàppale ndax fa ñu mën a yegg mënoo faa yegg kon li nga xamee ne ñooy imam yi chef de quartier ak curé bi fa ñu mën a yegg te mënoo fa yegg danañ fa boo amee soxla ci loola foofa danañ ci waxtaan ak yow danañ ci dimbalante ak yow kooku daanaka mooy li ma dégg ci sa tënk li ma waroo jiital nag ndax dama yàkkamti ci sa wàll dañoo yàkkamti woon la yow dañoo amoon vraiment koo xam ne ki ne bu ñëwee yaakaar ga ñu am dana ko def te loolu la ñu gis moo waroon jëkke nag ci ñaanal El Hadj Ibrahima Wade nekkoon président ndax sama xërte rek moo tax ma jiitu ci li ma wax nii di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo ko jiitu ak ñi topp si moom waaw déggoo ma ne ñi ko jiitu ak ñi topp si moom mënumaa lim ñëpp ndax imaam yi fi gaañu bari na Ibrahima Wade lay tudde ña ko jiitu ak ñi topp si moom kon fàttewuñu kenn di la ndokkeel nag di la ndokkeel ci li nga xam ne yaa ngi ko wut booba léegi yàlla dogal na ko ndax yàlla mooy joxe nguur danañ la gunge si ay ñaan tamit incha allahu boo xoolee dëkk bi Tëngéej depuis 1960 ba léegi ñun bañ nekk xale loolu laa mën a lim 60 ba léegi benn changement amul Tëngéej benn changement amul Tëngéej dara lu ñu wax ne lii nii la amu fi luñ fi jéem def tamit balay am ñaari fan ràpp kon changement dafa jot kon changement doxalin jot na nañu organiser waat suñu bopp wax nga léegi soo wax ne maire mënul lépp loolu dëgg la waaye boroom kër gu ne bu defaree buntu këram ki nga jàkkaarloo defar ki sa wet defar keneen defar bu yàggee mbeddu koñ bi day rafet te loolu moom mooy li war a jëkk ñun ñu def ko suñu bopp waaye ku jóg def lu la neex ci mbedd mi boo waxee nga ne mbeddum buur la yow rafetalal sa buntu kër ki nga jàkkaarloo rafetal ngeen daje keneen def noonu dina mujje mbedd mi yëpp day taaru dëkk yu bari noonu la ñuy def bu ko defee nag kii nga xam ne ki ne mooy borom dëkk bi nag mën laa jàppale dimbali la kon nañu jëkk ci suñu bopp jëkk kuy jàngale cet mbaa laab da ngay jëkk set ba pare laab nga doog a mën a def li nga war a kii kon loolu moom wax dëgg mooy li nga xam ne dafa war a jëkk suñu ba pare ndax yow maire mënu loolu lépp ñoo la war a jëkk jàppale santé bi sooxe na malgré que ñu ngi góorgóorlu bu baax waaye luñ ci mën a am ci lu gën a yokku rek dana am solo naka noonu tam éducation bi kon loolu mooy li nga xam ne li ma ciy dolli nag mooy imaam yi mën nañoo jotale seeni kàddu chef de quartier yi mën nañoo jotale seeni kàddu ndax ñoom
buñ la jàppalee dimbali la rek lépp loo bëgg sumba ko dina yomb ndax imam bi mu ngi jiite jàkka yi juróomi yoon par bés di dajeek mbooloo jàkka ji ajjuma noonu kazalika kon ñii seen message bu ñu ko waxee rek dana yegg kon monsieur le maire lépp loo bëgg si li nga xam ne mooy sa yaakaar si mën a defar dëkk bi pare nañ pour jàppale te dañ la ñaanal kon nag maa ngi la doon fàttali benn question mu la laajoon ndax Alexandrie ba nga nekkoon am na bërëb bu ma yéemoon lool muy tool yu bëree bëri yu féetewu ndale fa ngeen nekkoon université ba ma la laajee nga ne ma foofu lépp na ville bu mag la boo xam ne mu ëpp Alexandrie te loolu si durant 20 ans lañ ko tabaxee wala 25 ans kon ñun bu ñu góorgóorloo te ngeen mën nañ ko changer balay yàgg ndax pas-pas mooy li nga xam ne moo ñu manqué nañu góorgóorlu ñun suñu bopp ba pare keneen ku ñu mën a dimbali jàppale ñu si monsieur le maire ñu ngi sa gannaaw incha allahu kon ma jox kàddu gi imam Tahirou Fall mu mottali li ci des. ki nga xam ni moom mooy monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi fi toog ñëpp représentant église ñu ngi leen di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo di imam yi ak délégué de quartier yi aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax jërë ngeen jëf monsieur le maire ñun duñu la féliciter dañu lay ñaanal ndaxte li nga xam ni moom lañ la yan bala ñu la féliciter da nga koy yenne ko ba pare ñu càmbar ko seet ba xam ndax lii jag na walla jagul ñu lay ñaanal nag yal na jag ndaxte loolu mooy sa intérêt mooy sunu intérêt ñun ñëpp li nga xam ni moom la ñu diine jàngal mooy li nga xam ni moom la ñu teg tey ci saw loos kenn du la ci félicité gum yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla li mu ko waxoon inna sanulqi alayka qawlan thaqila li ma lay yan lu diis la lu diis nag koo ko yan da nga ko war a dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam li muy jokkoo woon ak yàlla terewul dafa amoon ñu nekk ci wetam di ko wax naan ko subhanallah du nii ñu werante ca ba yàlla intervenir kon na nga am ay conseillers ñoo xam ni dañuy tollook yow ci wàllu xam-xam tollook yow ci wàllu dignité tollook yow ci wàllu personnalité ba bu ëllëgee ba juumee ñu ni la monsieur le maire juum nga imam yi fi toog loolu la leen seen daara jàngal dañu naan a jiiteel léeg-léeg nga juum ñu ni la subhanallah nit rek nga da ngay juum léegi kon ñun bu ñu lay laaye biir dañ lay laaye biir ci li nga xam ni moom la ñu yore comme responsabilité ni nga xam ni noonu la ko yàlla organisé imam du yàlla imam du yonent imam dafay jiite sax ñoo xam ne ñoo ko ëpp xam-xam kon subhanallah yàlla rek moom moo dul juum loolu na nga ut ñu am dignité am xam-xam bi nga am responsabilité bi nga yëg ñoom ñu yëg ko ensemble bu ko defee mën laa gunge mais bu ñu la buggee def buur defee ni yaay yore seen dund tey ak dundu ëllëg duñ la mën a laaye biir kon premier conseil boobu laa lay jox en tant que kilifa leneen lu ñu la wax lu dul loolu des na ndaxte li ñu la yanaguñ la ko ñu commencé la féliciter loolu njuumte la bala ñu laa féliciter monsieur le maire da ngay dem ba joxe sa liggéey ba pare ñu càmbar ko soog ni la monsieur le maire jërëjëf ñi nga xam ni ñoo fi jaar te am ay njuumte yàlla na yàlla jéggal leen ñi nga xam ni ñoo war a ànd ak yow yàlla na yàlla may leen clairvoyance ak personnalité bu dëgër boo xam ni dañuy gëm ni yàlla moo leen fi tax a toog yàlla moo leen gindi ba ñu toog ak yow aussi yàlla la gindi ba ñu jël sooru Tëngéej jox la ko ni la dirigeel kon monsieur le maire xamoon nañ la
mais sunu xameek yow des na bala ñu laa xam dëgg da ngay yore responsabilité bu toll nii Tëngéej nga redressé ko yàlla na la ko yàlla may ci wàllu xam-xam yàlla na la ko yàlla may ci wàllu acceptation bi nga xam ni moom la kilifa di war di accepter ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay nawleem yàlla jiital ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ñëpp daan communiquer directement ak borom asamaan léeg-léeg da daan wax Omar ni ko du nii kon loolu aussi na nga ko jël comme leçon génn nga ci école yi gën a des grandes écoles dans ce pays là mais ça ne veut pas dire que ñi nga xam ni jaaruñu ci école yooyu mënuñu laa jubbanti kon premier conseil bi moom mooy loolu imaam yi nag ñoom rarement lañu leen di folli imaam daal li ma gis majorité bi dañuy jiite ba mënatuñu rek léegi ñu changé leen wala ñu dee ñu suuli leen waaye ça ne veut pas dire que ñoo yéen ñoo niroo fonction yow mën nga juum ci sa biir exercice ñu jubanti la bu fekkee ni da nga persister am na ay règlement yoo xam ni mën nañ la destituer mais imaam rarement lañ koy def loolu kon léegi yéen imaam yi ñaanal leen ko ñaanal sunu bopp la ndaxte moo yore li nga xam ni moom moo di baar bi géej gi yàlla moom moo ko yore ay gànnax yu rëy léeg-léeg mu ñëw bu ñëwee ñun ñëpp nañ ko jàppale gaal gi bu ko defee incha allah mu teere ci fa nga xam ni fa la war a teere kon yéen ñi nga xam ne yéen ay conseillers am def leen ko nawle bu leen ko def ko leen jiital di ko raayal ak ginnaawam bu leen ko defee bu ëllëgee di ngeen am ak borom bi subhanahu wa taala problème ak ñun ñii nga xam ni dinañu taxaw ak yéen demee monsieur le maire loolu laa lay conseiller di ko conseiller ñi nga xam ni ñoom ñooy say collaborateur maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam nuyu bu baax a baax suñu maire di ko wax ne ñu ngi koy féliciter bu baax a baax ci fonction bi nga xam ne moom la occupé léegi félicitation boobu sax du tey lañ ko def maa ngi fàttaliku ci feetu Sainte Agnès le 30 janvier ci biir jàngu bi félicité nañ ko foofu tamit donc encore une fois monsieur le maire ñu ngi lay félicité bu baax a baax dégg la li nga wax sànq ci li nga xam ne moom nga bëgg a def ci dëkk bi changement bi nga xam ne moom nga bëgg a indi ma bëgg la wax ne ñun ñëpp ñu ngi fii di ànd ak yow donc ñu ngi lay nuyu sa bureau municipal nuyu tamit sa conseil municipal yaakaar naa ne ñoom ñëpp dina ànd ak yow liggéey ak yow am na benn baat boo xam ne wax na ko sànq te baat boobu dañ koy utiliser ci suñu jargon catholique maanaam mission voilà vous avez dit tout à l'heure là que vous êtes en mission eh bien maa ngi lay wax ne ci mission boobu sama communauté mu ngi fii di ànd ak yow voilà tout ce que vous allez faire sachez que on est avec vous on travaille avec vous nous sommes des régulateurs de société mais yaakaar naa ne ak yow ak li ma dégg ci yow changement dina am ci dëkk bi en tout cas maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi xam naa ne dinañu mën a xamante parce que tey rek la gis xamoon naa la mais amuñu woon temps pour ñu gën a waxtaan mais comme maa ngi fii de temps en temps xam naa ne dinaa ñëw foofu ñu gën a xamante alors ma bëgg la wax ne en tout cas communauté chrétienne mu ngi ànd ak yow di la ñaanal te di ñaan yàlla mu may la santé bu baax a baax ba nga mën a def liggéey bi nga xam ne moom lañ la sant ci biir dëkk bi tonton Tahirou Fall wax na sànq ne vraiment ak yow yaakaar nañu ne dina am changement ci suñu dëkk bi eh bien j'ai cet espoir aussi avec lui en tout cas nous vous disons bonne chance
Et nous vous disons également que nous vous accompagnons dans votre démarche. Vous avez présenté en quelque sorte votre cahier de charge li nga xam ne moom ngeen bëgg a def kontaan naa trop ci li nga xam ne moom nga bëgg a changer ci dëkk bi donc ñu ngi fii di la ñaanal bureau municipal ñaanal conseil municipal ndax suñu dëkk bi mën a jëm kanam alors encore une fois merci beaucoup. seen tur ak seen sant di nuyu monsieur le maire bu bees bi ñu fi fal nii ñu ngi lay dalal di la dalal jàmm di nuyu aussi sa équipe municipale bi di nuyu suñu collègues délégués yi ak suñu imam yi man du ma si gudd dama ne ñun nous les Rufisquois qui sont nés avant les indépendances on a le cœur meurtri ni dëkk bi mel dëkk bi man xamatuma Tëngéej li ngi ñaan nag li ñu yaakaar si yow dañu yaakaar de ñu ngi la ñaanal nag yàlla am yow li mu lay suggéré aussi mooy suñu prédécesseurs yi fi jaar dañuy def beaucoup de bruit de folklore ay plan de développement de Tëngéej ay ngenge yi déplace les gens amati nit ñi ça ne sert à rien dama lay souhaité ne nga bañ a dugg si gaam yooyu je le suggéré nga bañ a dugg si gaam yooyu yow environnementaliste la xamuñu ko envie sa métier la kenn du loo ko jàngal bu dee compétence ñun waxuñu loolu xalaatuñ ko sa hargne ak sa gëdd ak sa vouloir volonté def loolu ñun xalaatuñu loolu ñun kay suñu problème Tëngéej mooy si acte 3 bii nga xam ne moo déstabiliser dëkk bi kay loolu la kàngam yi ak borom xam-xam ñu seet li ñu jëlee si Tëngéej ñu indiwaat ko parce que nag soo amulee moyen doo liggéey de coojee fi ne rek gis nga assainissement Tëngéej sax budget municipal de maire bi atlu man kay sama souci mooy nañu xool ñun ñi borom xam-xam yeeg borom kàngam yeeg borom nitu aada yeeg li ñu jëlee si Tëngéej muy Sococim bii li ñu fi jëlee xaw ma exonération la ñii dañ naan ay 2 milliards nañ ko indiwaat Tëngéej parce que fii la nekkoon donc point boobu daal loolu moom damay insister si loolu. beneen point bu may insister mooy coopération bi dafa dee Tëngéej man nag coopération bi may wax mooy naan Rufisque parce que dañ si daa bénéfice am na ay quartiers yu si bénéficié wu ñun Chérif maison des associations boo demee Fass école bi ñoom ñoo ko fi def ambulance yi nga xam ne dañ ko daa joxe fii si am Youssou Mbargane yu bari daa ñu jàppale maison des éclaireurs loolu yëpp équipe bii fi jàll moom zéro defuñu si dara même médiatique bii si la bokk projet yi la bokk bii réflexion aussi officier d'état civil bi si projet naan Rufisque la bokk donc dama lay ñaan aussi côté boobu lu ngeen si mën ngeen def ko donc pour ne pas être long ñu ngi lay ñaanal maa ngi wax nag au nom des collègues du Nord ñun délégué de quartier ay administrateurs de proximité lañu ñun muy jàppaleeg ñu ko ñuy jàppale ñun ñu ngi si quartier yi ñu ngi si social bi ñu ngi si régler conflit yi ñu ngi léegi délégué de quartier attention yeneen façon délégué de quartier ngeen am de délégué de quartier nekk tur rek ñu jox la convocation nga yóbbu non délégué dafa am élite bu bees bu dugg si délégation bi parce que léegi on a des sous-préfets on a des colonels on a des anciens commissaires de police on a des enseignants raison de plus nag loolu li ko gënoon fructifier mooy ren ñun délégué de quartier yi monté nañ fii une fédération des délégués de quartier de Rufisque donc ce qui veut dire que nous sommes très organisés boo demee à l'est boo demee à l'ouest au nord chaque côté am na association léegi nag association yëpp nag fédéré nañu donc ñu ngi sa ginnaaw donc sa liggéey day yomb si lenn parce que léegi nga am interlocuteur boo soxlee boo woowee président fédération bi loo bëgg ñu jàppale la ngeen baal ma xaw salaam. rafetlu li ngeen bokk jàngat bi ak ñun ndax amul benn baat bu fi jóg waroo jàngat bi ñuy def kon ñu ngi koy rafetlu muy wane ni ñoo bokk li ñuy jàng ci dëkk bi. amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. mais boobu laa xamee ne rek.
waaw waaw